cardio 8h jot na ñu jàll ci xibaar yi. juróom-ñetti waxtu di 8h jot na ci télévision Futur Média xibaaru suba gi dañ ci ànd léegi nii ak Fatima Ba ñu nuyooti la. ma fayati leen Pape Cheikh nuyuwaat téléspectateur Télé Futur Média xibaar yi dañ koy door rek ñaari bateau yi nga xamante ne yegsi na fii ci Ndakaaru war a dox nag diggante Dakar ak Ziguinchor ñaari bateau yooyu di Aguène ak Jambok yegsi na fii ci Ndakaaru bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ bi ñu dénk wàllu napp gi di Omar Gueye loole nag mu ngi ko xam ne démb ci assemblée nationale bi mu doon janook député yi ngir rek ñu wote budget bi nga xamante ne moom la ministère am war a doxee ci at mi moom Omar Gueye yëkkati yi les kàddu wax ne ay bateau yu mag la ndax bu ci nekk mën na yàpp ñaari téeméeri nit waaye tam mën na yàpp lu toll ci fukki conteneur ñu wax ci leneen ci assemblée nationale la ñuy des ba tey ak Moustapha Diakhaté mi xam le ne dinañu daal di auditionné ki nga xamante ne moom moo di Cheikh Kanté jiite port autonome de Dakar mu àddu ci mbirum Necotrans di société française boobu nekk ci port autonome bu Dakar moom Cheikh Kanté war a indi ay leeral ci naka la société boobee ñëwee ca port autonome bu Ndakaaru loolee nag Moustapha Diakhaté xam le ne ñoom mënuñu dàq kenn waaye li am ba am mooy ne dinañ ko déglu mu indi ay leeral ci loolu le di mbirum Necotrans donc moom Cheikh Kanté commission de développement bu assemblée nationale dina ko déglu ni mu gën a gaawee ñu wax ci leneen di Cheikh Omar Anne mi jiite kuddu ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru moom nag daal dina weddi tuuma yi nga xamante ni teg nañ ko ci ndoddam ne rek dafa def ay marché yaama neex am ñoo xamante ne daf leen ko jox jëm ci wàllu restaurant yu nekk foofee ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar moom nag jàpp na ni loolu amul képp koo xamante ne jox nañ la marché bi dafa fekk ni am nga expérience bi loolee nag mu ngi ko xam ne démb ci kanamu taskatu xibaar yi dañ ci ànd ak Adiatala Jafara Ba. gagné marché restaurant yi ci université nekk na lu soxal soumissionnaire yi di buuxante am ñu dem bay ne am na ñu ñuy beral loxo daal di xañ ñeneen direction COUD daal di weddi lu ñu mel di fàttali rek lu ñuy laaj ngir bokk si ñu ñu war a tàbb. benn restaurant bu ñuy wax triple A ñëw ne moom d'accordul ci li DSMP wax kuy bokk ci njogante bi waroo am expérience ci lu jëme noonu ñu dem mu ñëw ne ma naa ko may ñu dindi loolu man directeur COUD ma ne ko man sama gis-gis comme DSMP dooleel na ma fa laay des ku amul expérience duñ la ko dindil duñ la ci boole waroo ci bokk. njiitu COUD di dalal xel yi di xamal ne appel d'offre bi fësalaguñ ko ba tey li ñu yónnee rek mooy cahier de charge yi ñu sukkandiku nag ci charte ARMP. 2012 triple A moo porté woon plainte amul expérience ñu jox ko ne soxla woo expérience bii pa moom moo porté waat plainte am benn expérience ñu ne nañu jox ko am benn expérience dina doy waar nag bu déwénee moo am bu beneen yoonee moo am ñaari expérience ñu ne nañ ko jox ko am ñaari expérience bu amee ñeenti expérience ñu wax ñu leen ko jox ko am ñeenti expérience loolu moom COUD du ci dugg COUD li ko sax li ko ñor ak li ko soxlaal mooy mu taxaw que ku fi taxaw di def restaurant da ngay fekk ne nga jàppe étudiants yi ngay jox li ñu lekk comme say doom nga doon borom kër. loolu yokk expérience bi ci dossier bi mun nañu wax ne DSMP moo ko ci def du COUD moo ko ci def. wàllum restauration ci université li jege fukk ak juróom-ñaari millions ci repas dinañ ko joxe ñu xayma ko si fukki milliards at bu nekk muy lu am solo ba tax na ñenn ñi di ci xaar. Adiatala ñu wax ci imam yi nekk ca Louga ñoom nag dañoo booloo ci benn kuréel duppee ko Union des imams et serviteurs de l'islam ñu ngi ñaawlu nag seen yeneen i naataango imam yi nga xamante ne dañoo dem ci réew mi di Israël ñoom nag loolu rafetlu wuñ ko benn yoon di sàkku sax ci sénégalais yi léegi ñooñee buñ leen di xooleeti comme ay imam ndax réew bu toll ni Israël moom kenn du ko jàppale rawatina ci xeex bi nga xamante ne sumb na ko diggante mag Palestine dañuy dem ba diwaanu Louga fekk fa suñu correspondant Thierno Fall. dañoo war yàlla waru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam war confiance yi nga xamante ne si moom la julli ni placé woon ci ñoom ba di leen jiital def leen ay imam da nga yittewoo li nga xam ne mooy xew ci biir askan wi lu leen metti la lu leen naqari la ngay dox seen jàmm suba ak ngoon guddi ak bëccëg loolu mooy imam
te ñoom bi ñuy def loolu ñoo ko tey ndax jàng nañu alxuraanul karim xam nañ li yàlla wax ci yahud xam nañ li yàlla wax ci nasaraan te ñoom waruñoo nekk ñoo xam ne dañ leen di wut di ànd ak ñoom di nekk seen allié wala ñuy nekk ñoo xam ne dañuy wut si ñoom dara ndax loo ragal ay wa da ngay ragal jàmm ja te Israël ku ne xam ne mooy noonu l'islam bi gën a mag ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal jàkka yooyu le dañoo war a am fulla ak fayda jóg ci ñoom wàcce leen minbar yooyu seet ñi nga xam ne doy nañ te sell te yiw te seen ngëm wér ñu jiital leen. ñu wax ci wàccaayu màggal Tuuba gi jàng alxuraan jàng ay xasida loole la taalibe yi di def du dara loo xamante ne bàyyi nañ ko ginnaaw loole bi ñu duggee ci weeru safar gi ba léegi ñu teg ci itam di togg ay ñam ak i café Tuuba di ko séddale ci yenn gox yi ci Ndakaaru bokk na ci ñi koy amal daayira Jalibatul Marayib ak kennal Serigne Touba loole yëpp aju ci wàccaayu màggal gi laata ñuy wutali diwaan bu sell boobule dañ ci ànd ak Makital Adama Gueye. Abdullahi wa Ahmadu Khadimu man sumato Muhammadu bismillahi wa huwa daayiratu Jaalibatul Maraaxib bu Yoff wàccaayu màggal gi tàmbali premier safar ba léegi séddale café si mbedd di tàkkusaan bu ne ak berne ngir cant ci weer wii ba bésu màggal gi. Serigne Touba moo na ci jox ndigal ci cant ak bernde daal di wax ni sama bis bi ma àndeek sama noon yi dem ci géej gi su ñëwatee na ngeen ma ci santale suñu borom li ko tàmbalee ci ginaar ba ci giléem looloo waral bi première safar gi tàmbalee ba léegi ñu nit ñu ngi koy bernde fii ba màggal Touba rek dañuy bernde. ca waagu ñaay it noonu kazalika waa kennal Serigne Touba amuñu benn yitte bu dul màggal weeru safar gi ak i bernde. rey nañ xar toggoy añ fi tali bi ñëpp ñu baare ko ñëpp ñëw añ reer yi gis nga ko ma ngi noonu jël ngeen ko ay ji lépp defar nañ ko. ginnaaw teranga yeeg bernde yi njàngum xasida ak alxuraan di lu am solo si tàkkusaanu wàccaayu màggal. ngoon gu nekk comme nii rek fi la ñuy daje ñun ñëpp di jàng xasida Cheikh Amadou Bamba yi. wàcce nañ fi ay kamil alxuraan jàng nañ fi xasaayit Serigne Touba loolu la waxoon bis bu ñëwee na ngeen ma si wàcce alxuraan sant le ma si rey tey berne bég tey bégale. mu mel ni ki rek jamono yii képp kuy murit yaa ngi yëngu ci safar gi. bésu màggal gi mooy sunu bés moom lañ bësoo maanaam moo ñu gën a ñor ka lépp ba tax na ñun ci la ñuy rey sunuy xar ci la ñuy rey sunuy nag ci la ñuy xotti di ñawlu man mii di wax ak yow yàlla sedde na ni du ma ñawlu tabaski du ma def dara waaye màggal gi moom dama koy yëg dama ci wane sama bopp. murit daal war a toog di waajal màggal lépp lu mu ko fekk rek dak saa war a def mooy tey li gaa yi def daayira bi mu taxawee yàggul gaa yi dañuy daanu jël rek kenn ku nekk li nga am rek nga jël ko jox ko Serigne Touba. 18 safar wala màggal Touba xew-xew bu am solo ci calendrier murit ak bépp jullit tàkkusaan yi lee di waajal rek. yorinu alal bi ñëpp bokk néew rek loo xamante ne dañ ko war a bàyyeek inspecteur u impôt yi dañ ci koy war a boole askan wi ñoom it ñu xam ana fan la koppar gi lee di dugg loolee la waa forum civil bëgg ba tax nañu tàggat ab ay ndaw taxawal ab comité de contrôle boo xamante ne askan wi la fay teewal lépp loo xamante ne tukkee na ci alal jooju nga xamante ne askan wi ñoom ñoo ko bokk ñu xam ana fan lay dugg dañuy dem ba diwaanu Ziguinchor fekk fa suñu correspondant Boubacar Diassi. Contrôle de l'utilisation par les autorités compétentes des deniers publics ne doit pas être l'apanage des inspecteurs des impôts et autres agents assermentés. Ce devrait être aussi l'affaire des populations. Mais pour que les populations sénégalaises puissent bien jouer leur rôle de sentinelle, il faudrait bien les y préparer. Demander à la population de pouvoir participer aux actions de gestion également de la culture locale. Parce que sans une bonne gestion, il y aura une frustration de la population. Et vous savez très bien, quand il y a frustration, des choses qui ne sont pas du tout bonnes, qui vont se réaliser, on va gâter des choses. Donc, c'est tout simplement pour pousser, œuvrer à la bonne gouvernance et inciter à ce que la corruption se réduise. Les populations pourront ainsi, à travers un comité de certification citoyenne, dire si elles sont satisfaites ou non du travail de leurs autorités. C'est un outil qui s'inspire même de la certification qu'on a toujours vu dans le monde des Antilles, qui emprunte vraiment la démarche de la qualité. Et on s'est inspiré de cette démarche qualité-là qu'on applique au champ de la gouvernance locale. Et quand on parle de gouvernance locale, on fait référence aux collectivités locales. Donc cette fois-ci, c'est des citoyens qui vivent dans une collectivité locale, qui apprécient objectivement l'action même de leur collectivité locale. Il faut dire que cette expérience a été testée par le Forum civil et concluante dans plus de 25 localités du pays.
Boubacar Diassi ñu koy jaajëfal fii la ñuy yem ak yéen ci xibaaru juróom-ñetti waxtu yi fukki waxtu rédaction bi dina fi teewaat ak yeneen i xibaar Pape Cheikh fii la ñuy tàggatoo. jërëjëf yow da ngaa teel a tàggatoo trop tey nag ah c'est quoi ces histoires c'est quoi ces manières de teel a pare son journal on a besoin d'infos nous ah on a besoin de plusieurs infos. yow yaay soxla beaucoup d'infos quand même. yow yaay yéex a dem jëlee sa café.